asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamouray TV ma bëgg nag ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko defee émission bu ma defati rek ngeen mën cee jot mën koo seetaan tey nag li ñu leen andiloon nekk infection urinaire mu nekk infection boo xamante ni nii mu ngi xewee ci suñu organe sawukaay bi foofu lay xewee mu nekk infection boo xamante ni nii dafay déranger nit. ndax à chaque fois da ngay am envie dem toilette boo demee wa ilaa mu génn dara dina génn mais des fois liy génn du bari maanaam bu doon dangaa naan litre ndox 250 millilitres mooy génn li ci des du mën a génn wala buy génn tamit day génn par tuuti di arrêté wala mu doon loo xamante ni nii booy saw tamit day metti lool. waaw mel ni comme luy laqe donc infection moom ni muy dikkee dafa bari ay façon ni ñu koy xàmmee beneen bi nekk tamit dangay am mettitu naq boo xamante ni nii vraiment day mel ni comme luy laqe inflammation mu nekk loo xamante ni nii dafa dérangeant nit ki mën koo am nekk ci ay biir nit war a mën a nekk à l'aise mu nekk loo xamante ne ni vraiment metti na nekk loo xamante ne ni lu facile la et puis mu nekk loo xamante ne ni dafa mën nañ ko traiter à base d'antibiotiques mu nekk léegi fi may ñëw mooy infection bi naka lay kiiyee ak fu muy xewee loolu laa leen di expliquer infection dans n'importe quelle partie de l'appareil maanaam urinaire maanaam mën na féete fu nekk ci appareil urinaire bi mën na nekk ci vessie bi mën na nekk ci urètre bi mën na nekk ci rein yi donc fépp mën na fa xewee infection bi donc pour ñu mën a xam nit ki infection bi fan la féete ça dépend ci li muy manifester ci moom ak yooyu mooy tax ñu mën koo xam ba pare mën nañ ko traiter à base d'antibiotique mu mel ni loo xamante ni bu ñu la joxee antibiotique boo ko jëlee infection bi dina deñ donc nekk loo xamante ni nii lu garaaw la waaye lu ñu mën a faj la maanaam ci olof lu ñu mën a faj la mu nekk loo xamante ni nii mën nañ ko traiter traitement médical possible mën na nekk ak tamit auto-diagnostic général possible tamit mën nañ ko diagnostiquer xam ne kii lii la amee nécessité souvent des tests en laboratoire ou par imagerie mën nañu def diagnostic mën nañ def test laboratoire wala ñu def boo xamante ni par image la maanaam mu mën leen a won nit ki infection bi nu mu tëddee ak fu mu xewee donc mu nekk loo xamante ni vraiment c'est à suivre. Court terme mu nekk les symptômes disparaissent sous quelques jours semaines maanaam symptômes yi nga xamante ne nii mooy tax nit ki xam ne man ça va pas ci sama côté sawukaay donc moom lañ leen di expliquer nii mu nekk yoo xamante ne ni mën na durer quelques jours ou bien une semaine yoo xamante ni day manifester wu donc yow boo teelulee jóg bu demee ba nga xamante ne nii quelques fan yi wees na ba semaine te demuloo donc yaa ngi bëgg andi sa bopp problème day dem ba mujj gi dafay grave donc mu nekk loo xamante ni bu gënee garaaw nag di nga dem ba mujj pour bëgg a saw sa doo ko man donc là dañuy ñaan yàlla rek ñu bañ fa àgg ku mu mënti dal rek symptômes yi ma la wax boo yi may cité fii boo ko dégloo rek nga gaaw a dem ci neurologue ou bien un médecin nga expliquer ko mu defal la un test donc bu defee test bi dina xam infection bi nga amee. beneen bi nekk ñu war a ñëw ci symptômes yi mu nekk une infection urinaire peut provoquer des douleurs pelviennes mu nekk loo xamante ni day saf day metti di nga am ay mettit une augmentation de besoin d'uriner maanaam boo doon saw par exemple 3 fois par jour ou 4 fois par jour par exemple di nga dem ba mujj gi day augmenté wu maanaam dafay multiplier wu nombre bi boo daan saw 3 fois di nga saw 6 fois ou 8 fois donc foofu ngay xamee ne man ça va pas loolu la
mu nekkaat tamit boo loo xamante ni ay douleur la lors de la miction mu nekk ay douleur yoo xamante ni nii booy saw tamit dafay da nga koy sentir day lakke wala mu metti wala mu doon douleur yoo xamante ni nii vraiment day mel ni comme dañ lay jam ak a bàyyi ba pare booy saw tamit day li war a ñëw yëpp du ñëw day mel ni saw yi dafay wàññeeku noonu lay demee ci infection urinaire mu nekk tamit miction dans le sang et dans les urines mu nekk loo xamante ni miction bi mën na génn ci saw yi des fois dina ànd ak ay bulu deret wala tuuti deret ak yooyu ci kii nga war a mën a xam ne lii c'est pas normal parce que nit ku wér buy sawam du am deret donc am na yoo xamante ni bu ci feeñee rek da ngay xam ne là ça devient grave il faut ma jóg parce que boo toogee ba mu yàgg affaire yi mën na ëpp doole. beneen bi nekk tamit une infection rénale peut également causer des maux de dos, des nausées, des vomissements, de la fièvre xam nga inflammation des reins aussi mu nekk loo xamante ni mën na def sa yaram di tàng jër ngay woccu ngay am ay xel bu teey nga am ay ndigg yu metti donc yooyu yëpp loolu moo koy andi mu nekk loo xamante ni nii traitement bi mën na reposer sur la prise d'antibiotiques comme ni ma ko waxee antibiotique ak pénicilline moom la ñu ëpp li ñuy jox ku am infection urinaire mu nekk loo xamante ne ni wax dëgg yàlla war nañu mën a xam lan moo ko provoqué donc li provoqué infection urinaire bi mu nekk loo xamante ni ni dafa grave mu nekk loo xamante ni par exemple habituellement sans gravité mu nekk loo xamante ni grawul laa bëgg a wax ngeen jégal ma cette infection de l'urètre mu nekk des urétères de la vessie ou des reins est généralement causée par des bactéries maanaam jàngoro ji li ko andi jàngoro yi sawukaay bi li ko andi mooy ay bactéries maanaam ay microbes ay bactéries yooyu moo koy andi yooyu nag nuñ koy moytoo mooy par exemple xam nga Sénégal fii ni ñuy bokkee toilettes yi day xaw a metti ndax ku nekk day dugg donc niñ ko mën a éviter mooy vraiment ñuy nettoyer les toilettes à base de kii nu ñu koy waxati ça s'appelle Chlorix en français mu nekk loo xamante ni nii eau de javel mu nekk eau de javel war nañ ko mën a utiliser chaque fois bu nit duggee ba génn mu sotti ci eau de javel donc génn sa morom mën a ñëw moom it def li muy def sotti eau de javel dem noonu lañ ko mën a éviter tamit ci microbe yi di ko transporter donc foofu ci toilette bi kese la mais feneen fi par exemple foo xamante ni nii ci chaise anglaise yi la par exemple bu nit ki ñëwee di toog xam nga toogukaay bi ku nekk da ciy toog donc foofu tamit dañ ko war di ko désinfecter à chaque fois que nit dugg bu ko defee par exemple góor ñi dañuy taxaw jigéen ñi dañuy toog mais am na foo xamante ni góor ak jigéen yëpp dañuy toog donc foofu yëpp il faut que nit ñi tamit di ci bàyyi xel di xam ne bu ñuy dugg toilette c'est mieux nga yóbbaale sa eau de javel boo bala ngaa toog nga désinfecté boo toogee ba pare boo paree li ngay def nga sotti ci biir désinfecté waat fi nga toogaat loolu dalay éviter infection yi éviter la tamit ki topp ci yow tamit nga jox ko donc yooyu yëpp tamit ay affaire la yoo xamante ni nit ñi dañ ko war a bàyyee xel dafa bokk ci hygiène dafa bokk ci propreté dafa bokk tamit ci protéger sa bopp loolu tamit moom laa ne woon dama koy expliquer bu ko defee nit ñi gën ko bàyyi xel di ko moytu ndax dafa di loo xamante ni nii vraiment n'importe quelle personne war na ko mën a def donc du ñu xaar ba nga xamante ni nii nit ki bëgg na ne bëgguma am infection urinaire rek moo tax ma di ko def non loolu dañ ko war a def habituellement dans chaque maison dans chaque appartement dans chaque chambre boo xamante ni nii am na toilette donc c'est à faire mu nekk loo xamante ni nii vraiment dalay sauver yow sauver ki topp ci yow sauver ci ki la jiitu donc mu nekk loo xamante ni nii dinañ mën a éviter infection urinaire yi yooyu mais bactérie tamit mën nañ ko jëlee tamit feneen fu dul ci toilette par exemple ndax nit ki boo génnee xam nga yaa ngi génn dugg ci bus yi dugg ci taxi yi donc yow fi ngay jaar yëpp yaa ngi laal ay bactéries par exemple boo demee di jël taxi griffe bi ngay laal pour ubbi bunt bi
foofu yépp bul xam ñaata nit ñoo ko laal te ce n'est pas désinfecté nga jógee foofu dugg ci biir taxi bi fi nga toog du yow kese yaa fa toog ñu fay toog bari nañ donc yenu nga fa tamit ay bactéries nga génnaat dem fa nga jëm boo fa demee yóbbu nga fa bactéries yi nga yoroon ci oto beeg bus yeeg lépp yóbbu ko fa boo demee nga jëlewaat fa yeneen ñëwaat sa kër moo tax ñu naan nit ki bu génnee dafa war a raxasu ak savon désinfecter ay loxoom s'il le faut ak tuuti eau de javel nga désinfecter say loxo mu lenn ni microbe yi nga laal ba dugg ci oto bi yi nga yor sa kër raxasu nga ko mu jeex boo demee laal oto ba àgg fa nga jëm nga raxasuwaat soog a nuyu nit ñi mais fii pour nit ñi di ko def dafay xaw a jafe ndax am na ñu koy def ba tey sax mais am na ñoo xamante ni mënoo leen a dugal loolu seen bopp parce que boo leen koy wax sax dañ lay bëgg a wan ni gënoo ñoo set te fekk du loolu dafa jëm ci sàmm sa bopp dafa jëm ci moytu dafa jëm ci daw feebar yu bari yi ndax feebar yi ngay gis ni yëpp lu ci bari ay microbe la ay bactéries ay virus lépp a ngi ci moo tax dafa jara bàyyi xel nit ki pour se protéger li ñuy wax ci coronavirus bi moo xew ci feebar yëpp il faut toujours se laver les mains se désinfecter boo bëggee feebar yu bari bañ la dugg noonu rek nga mën a def désinfecter say loxo foo toll di bàyyi xel que ne say loxo dafa war a set danga war a moytu lu nekk nga di ko laal pour bañ a yóbbu ay bactéries loolu la infection urinaire li koy andi ay bactéries la bactéries yoo xam ne day dajaloo ci voies urinaires yi wala mu dugg ci rein yi wala mu dem ci rectum bi donc yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ne nii c'est à éviter mën nañ ko éviter ñun suñu bopp waaw parce que ñun la concerné donc ñun ñoo ko war a éviter ñu ñu ko war a éviter loolu laa leen expliquer tout à l'heure mu nekk loo xamante ni nii vraiment propriété bu continuer la mu nekk hygiène boo xamante ni nii vraiment c'est à faire chaque jour que j'ai fait mu nekk loo xamante ni nii waxuma ni boo koy def doo mës a am feebar mais di nga moytul sa bopp ay jàngoro yu bari loolu tamit bëggoon naa ko éclaircir ci vidéo bi donc pour ñi nga xamante ni nii vraiment bàyyiwuñu ci xel ñu gën cee mën a bàyyi xel. Terme d'origine digestif mu nekk étant transporté depuis l'anus jusqu'au mythe urinaire où ils peuvent ensuite remonter le circuit de l'urètre pour envahir notamment l'urètre et la vessie mooy li ma doon expliquer fii mu nekk loo xamante ni mën na day xewee fii jaar-jaar bi muy am fu nekk mën na fa bàyyi trace mu nekk loo xamante ni vraiment ñun ñëpp mën nañ ko moytu surtout nag ci jigéen ñi li may expliquer nii surtout nag ci jigéen ñi waaw ci jigéen ñi beneen bi nekk nan la ñu mën a éviter infection urinaire boo xamante ni nii day répéter chaque fois maanaam boo ko amee ba dem hôpital ñu jox la ay garab jox la antibiotique wala pénicilline nga jël ko ba pare mu arrêté nga toog encore une semaine 2 semaines ou 1 mois mu ñëwaat donc yooyu ni nga ko mën a éviter loolu laa leen di expliquer nii mu nekk comment l'éviter nekk boire de l'eau en quantité suffisante maanaam nit ki da nga war di naan lu bari waaw ne vous retenez pas d'uriner mu nekk loo xamante ni nii boo waree dem toilette par exemple nga nekk ci yoon eggagoo sa kër nga naan man daal naa ko muñ rek ba àgg waaw naa ko muñ rek ba àgg lii moom bu ma ko bësee sama kii bi rek dina ma mën a kii ba ma àgg mais moment bi nga koy retenir yow xamuloo li ngay lor sa ne yaa ngi lor sa bopp parce que urine kenn du ko retenir muy ay saw kenn du ko téye boo ko bëggee téye rek dina la andil infection urinaire bi ñuy wax mu nekk loo xamante ni c'est humain bu la dalee ci yoon boo xoolee foo xamante ni mën nga ko fa def dangay ñaan rek ñu may la nga wàcc def ko fa moo gën ci sa wér-gu-yaram moo gën ci yow moomu donc mu nekk loo xamante ni soo ko bëggee xëcc naan non naa bàyyi ba ma àgg xamuloo diggante boobu lan la sa organe di liggéey foofu xamoo infection urinaire bi mu lay jox ne mu ngi koy liggéey pour jox la ko donc am na loo xamante ni nit ku ne yow yaa ko war a daw yaa ko war a daw dëgg la nag ñun jigéen ñi pour ñu am fu ñu mën a tuuru ndox ci yoon yi day xaw a metti mais mën ngaa xool foo xamante ni boo fa sëgee kenn du la gis nga def li ngay def ñëwaat
moo gën parce que yow kay dawal ka ngay bañ a wax na la may nga saw moom bu safee saw day taxaw wàcc def li muy def duggaat donc moom xam na li tax mu koy def mu ngi daw ay jàngoro kon yow tamit dawal jàngoro yooyu. beneen bi nekk uriner après chaque rapport sexuel mu nekk loo xamante ni nii comme heure bu rapport sexuel amee rek nga dem saw tamit da ciy baax pour mën a génnee kii yi. choisir les bons sous-vêtements surtout nag en coton mu nekk loo xamante ni suñu slip yi ñuy sol ngeen jéggal ma ci explication bi maanaam li ñuy jiitloo dafa war a nekk à base de coton mu war a bañ a nekk polyester bañ a nekk nylon parce que ñaar yooyu dafa tàng te Sénégal dafay tàng yooyu boo ko solee boo koy xel di ko sol ak tàngoor bi Sénégal amee di nga andil sa bopp infection urinaire ñu war koo daw mu nekk loo xamante ni nii dañ ko war a moytu dañ ko war a daw nit ki buy jënd looy sol surtout ci dëkk bu tàng même bu doon dëkk bu sedd sax coton moo gën a neex ci yaram parce que yaram day noyyi coton dafa baax mais bu leen di jënd polyester bu leen di jënd nylon baaxul ci yaram baaxul ci suñuy organes yi ñu yor baaxul ci dara boo ko solee rek dalay andil complication. beneen bi nekk adopter les bons gestes aux toilettes mooy comme li ma doon wax mooy gestes yi nga xamante ni nii boo waree dugg nga désinfecté boo toogee nga désinfecté bala ngaa laal dara sax boo duggee ci toilette da nga war a raxas say loxo ba mu set nga désinfecté fi nga toog boo paree nga sottiwaat eau de javel ci biir désinfecté waat fi nga toog raxas say loxo génn loolu mooy les bons gestes des toilettes mu nekk loo xamante ni nii chaque personne doit le faire. beneen bi nekk lutter contre la constipation maanaam ngay lekk loo xamante ni nii dina la permettre nga bañ a am constipation comme genre nga añ ba pare jël sa benn fruit wala sa ñaari fruit lekk ko mais banane c'est à éviter parce que banane nekk na loo xamante ni day seeraloo nit mais pomme ay raisin wala yeneen xeetu fruits yi yooyu moom baax na waaw baax na mën nga ko lekk dina la permettre dina nga lâcher doo am constipation ndox mu bari bi tamit mi ngi nit ki di war a jël day lay permettre tamit doo am constipation noonu la demee mu nekk loo xamante ne ni ñun ñëpp war nañ ko moytu bàyyi ko xel mu nekk hygiène dans les règles mu nekk tamit jigéen bu gisee mbaax bu paree dafa war a def hygiène ci intime dafa war a nettoyer intime appareil intime donc nettoyer ko defar ko ba mu set ba nga xamante ni nii infection du ko gaaw a dal ni ko mën a nettoyer mooy am na ay produits yoo xamante ni ñu ngi koy jaay à la pharmacie donc pour ay lavage intime donc yooyu tamit mën nañ ko jël sinon à base de plantes y en a tout mën nañ ko jël tamit xam nga ñu mën a nettoyer suñu kanam bu ko defee infection yi duñu gaaw a dal daal. beneen bi tamit nekk yan aliment ñooy provoquer une infection urinaire am na aliment yoo xamante ni ñu dañ koy jël mais dafay gën a influencer infection urinaire bi mu nekk la caféine et l'alcool ñaar yooyu moom c'est à éviter waaw la caféine et l'alcool nekk na loo xamante ni nii mën na ko provoquer café concentration en caféine mu nekk tamit boisson gazeuse tamit mën na ko influencer ak ay produits de cacao les fruits et les jus de fruits très acidés tamit mën na ko andi infection donc les tomates et les mets émicés mu nekk épicé pardon mu nekk loo xamante ne nii par exemple lekk bu épicé trop tamit mën na ko andi ak tamit les tomates et les fruits les jus de fruits très acidés mooy nekk loo xamante ne ni ay jus la yoo xamante ne ni dafa bari acide yooyu tamit da koy andi ak boisson gazeuse mu nekk loo xamante ni nii vraiment war nañ ci bàyyi xel war nañ ko jël à moyenne pas lu bari mais di ci boo koy jël sa nga jël ci lu yem mu nekk loo xamante ni nii lii laa leen andiloon tey ci seen émission santé mu nekk loo xamante ni nii vraiment dañ ca war a bàyyi xel di ko moytu di ko jëfee li ma fi tegtal yëpp bu ko defee feebar bi bañ ñoo dal
maa ngi leen di jaajëfal ci seetaan bi ngeen ñu seetaan di leen wax nag am nañu yeneen émission yoo xamante ne nii dinañ ko def incha allah di leen wax ngeen sax si duñu seetaan di partager suñuy vidéo di ko aimer di ko commenter surtout les commentaires parce que yooyu tamit da ciy baax vraiment di ñu gën a motiver tamit ñu gën a ñaax xool li nga xam ne loolu la askan wi gën a soxla ñu leen koy jox di leen wax nag jërë ngeen jëf kenn dalul jàmm